merci à nos partenaires ñu kontaan bu baax a baax ci gunge bi ñuy gunge ci li nga xam ne rek moo di seen émission tabax ñu continuer rek wéyal ak yéen ci li nga xam ne rek noonu la ñu leen ko waxee moom moo di ay nouvelle forme yi nga xam ne si ne nii yu innovatrices yoo xam ne si ñu ngi koy def lépp jëm ci wàllu bâtiment gannaaw li nga xam ne si rek moom moo di suñu bâtiment en bois ñu réfectionné ko dañuy ñëw ci beneen réfection boo xam ne si ne nii moom tamit c'est en béton en ciment donc di ci ànd ak nga xam ne si rek moom moo di monsieur Dabo nekk directeur Salmon construction mu wax ñu forme bâtiment yu bees yi nga xam ne léegi mi ngi gën di génn di gën di rafet te ñu bari fi mu toll nii bëgg ko waaye xamuñ yenn yoon la ñuy aw ñi ngi nekk ak nga xam si nekk moom moo di monsieur Dabo nekk le chef d'entreprise de Salmon construction nekk tamit suñu partenaire gunge ñu lu bëree bëri ci li nga xam ne moo di tabax tey buñ dellusee fekk ko fii c'est toujours un réel plaisir la ñuy am fekk c'est toujours ngay gën di évoluer macha allah ci li nga nekk waaye tey dañ la fekk si mu mel ni da nga nekk di rénover benn bâtiment ñu gis ni léegi aussi nit ñu bëri dañuy nekk di modifier au lieu ñuy tabax di dem di tabaxaat dañuy ñëw modifier seen i ay kër mu nekk villa post moderne ndax am ngeen ci ay coono yéen ñi nga xam ne yéen a koy def. waaw maa ngi leen di gërëm suñu partenaire RDV fii dafa nekk benn villa boo xamante ne c'était déjà construit si rez-de-chaussée bi la nekk nii di modifier pour un peu moderniser ko avant benn salon moo fi nekkoon salon la plus une chambre plus toilette visiteur actuellement dañ koy def dañ koy rénover salon bi. C'était un peu grand dafa magoon léegi actuellement dañuy diminuer un peu salon bi créer fii benn cuisine moderne ak les deux chambres avec salle de bain agrandir benn chambre bi pour mu nekk chambre parent. ni nga gisee léegi sénégalais yi di tabaxee ñan ñoo leen poussé à ce que ñu dem ci yenn façon construction yu bees yi nga xam ne si ne mi ngi am télé yi la xam-xam yi ñoo changé architecte yi la wala dañoo gis ni fi mu toll nii voyagé nañu un peu partout donc forcément lu ñu gis ailleurs dañ ko war a indi fii. je pense que léegi comme léegi yëpp moderne da ngay fi nga toog sax mën nga toog gis lu xew si bitim réew ak lépp ak internet yi ak télévision yi. ak tam léegi ñëpp a ngi dem voyager di dem fu nekk te tam xale yu bees yi ñëw léegi si côté architecture. oui loolu tax léegi da ngay gis ay architecture yoo xamante dafa rafet quelque chose de moderne da ngay foog ne sax dëkk tubaab yi la mais lépp fii la xewee gars yi tam fii lañ ko jàngee génnuñu ñu bëri fii lañ ko jàngee génnuñu fenn dañuy innover di créer et puis voilà loolu tax léegi tout ce qui est moderne lépp moderne léegi si construction. mais bu njëkk li may wax donc c'est à saluer parce que personnellement quand même xam naa ni Salmon bon jot nañoo liggéey nekk nañ depuis très longtemps nga bokk ci les premiers acteurs yi nga xam ne si ne ni da ngeen a engagé woon ci yoon boobu tey ñëpp fekk si nañ leen ci ndax quelque part gis nga ci looy rëccu wala gis nga ci loo xam ne si ne ni fierté la ci yow. waaw kan li ngay wax rek comme que bokk neen si ñoo xamante ne innové neen côté architecture côté design intérieur te loolu yëpp sunu sob moo ñu ko indil dugganteeg yenn architectes yi di gëstu tam di xool lu bëri di gëstu di jàngat rek loolu tax te fierté la kon ñoo ngi sant tam ci loolu te lépp du yem fii rek parce que loo gis rek da ngay innové di si wàllu bu munti nekk rek. da nga war a innover di gëstuwaat di xool waaw. nga bokk tamit ci ñi njëkk a côtoyer li nga xam ne si monde audiovisuel ouvrier entrepreneur ingénieur génie civil nga def lépp ba pare aussi prêter sa expérience li nga xam ne si ni moom moo di ku mel ni ñun des acteurs ci média bi àndandoog ñun tey ban jàngat nga ciy def. non loolu kañ boo ko waxee sant rek parce que liggéey bi suñu liggéey bi ñuy def ak communication ñoo ànd. te tam communication tam di xamale tam nit yi tam di tan à partir si médias yi dañuy permettre tam ñun tam ñuy jàngale di échange ak ñenn itam parce que tey mën nga wax dara nga juum la kenn woo la wax la def nga erreur ainsi de suite vraiment moom ak médias yi liggéey ak médias ñoo ànd moom lépp li ngay def bu baaxee bu kii yëpp am na ñoo xamante ne ñoo ngi la suivre di leen la mën a guider tam di leen mën a kii ñun dañuy jéem a essayer di créer mais nekkul lépp loo def tam day baax parfois tam di nga def ay quelques erreurs trucs comme ça mais ñoo ngi sant rek. d'accord macha allah ñu kontaan ci bu baax a baax ci wàllu rénovation ci lañ la fekk nii nga nekk di def ay modification lan moom moo ci gën a métti lan moo ci gën a jafe ndax bu ñu gisee ni fi mu toll ñu bari dañuy dëkk ci kër bon xalaat ni su ma koy modifier kat dama war a xëy rek toj néeg bi toj salle bi sans autant ñu am avis d'un expert. rénovation moo gën a man damay wax rénovation chaque jour moo gën a difficile que construire lu bees tey booy gisoon tey amoon terrain nu booy construire nga xam fan ngay dem te tey booy rénover am na partie yoo xamante ne amoon na poteau am na yoo xamante ay mur porteur la woon am na côté électricité bi plomberie yi yooyu yëpp léegi fii boobu ñu fi ñëwee ñun lan leen di obligé def
canalisation plomberie bi ñu changé ko parce que avant c'était installé mais doo xam gars yi parfois diamètre yu ñuy utiliser te fii c'était R+1 lañ ko construire pour benn étage donc diamètre bu ñu utiliser woon ak léegi nga xamante ne dañ koy modifier kër gi yëpp dañ koy modifier te tam day gën a jël nit parce que R+2 nga koy def après kon léegi foog ñu dimensionné waat pot PVC yi moo nekk tuyaux yi plomberie bi foog ñu agrandir ko électricité bi tam comme que ce sera séparé niveau bu nekk installation à part lay am kon électricité bi duñ ñëw fii di koy bricoler di modifier électricité da ngay def installation électricité bu bees nga koy defaat surtout électricité bi rek. xam nga da nga laal point bu am solo li tax mu am solo mooy côté boobu beaucoup bailleurs clients yi ñiy tabax dañu koy négliger moom moo di booy réfectionner kër da nga war a accentuer ci li nga xam ne si ne moom moo di les dimensionnements plomberie électricité lépp da nga ko war a sóoraale mais ñoom maçonnerie rek la ñuy sóor ni moom mooy yóbbu lépp or benn coût la boo xam ne c'est un ensemble benn du dem bàyyi moromam parfois bu ñu leen koy wax ñoom duñ ko mën a nangu. mais loolu yëpp je pense que si ñàkk xam la ak tam parfois booy jox si liggéey nga xam tam ñan nga koy jox ñoo xamante ne peut-être benn xam ne un peu si métier bi parce que nekkul client bi moo lay guider yow mi tey boo jëlee projet yow yaa war a guider client bi di koy conseil wax ko lii ak lii ak lii lañ def parce que client bi moom budget la yore rek wax lii laay tabaxee sama kër et puis te loolu boo ko toppee client bi loolu mooy indi nga def loo xamante ne du respecter normes yi. surtout côté électricité da ngay gis kër yoo xamante ne chaque instant da ngay branche sax benn prise day sauté kër yoo xamante ne chaque instant dañuy bouché di am ay fuite ay murs yu di am ay humidité yooyu yëpp dañ ko war a éviter tamit c'est ça. d'accord macha allah dafay am solo trop tamit ñu wax ci wàllu beneen bi nga xam ne c'est souvent yaa ngi koy junj sànq que fii moom moo gën a métti que bu fekkoon da ngay tabax kër gu bees leneen li moom moo di li mu gën a métti ci ouvrier yi ci maçon yi ndax aussi am ci maçon yu qualifié yu am xam-xam da ci am solo parce que parfois dent yi nga xam ne si ne moom mooy am entre deux enduits yi du ñu mën a nekk surtout bu fekkee ñu peinture ko à huile def li ñu ci war a def lépp parfois joint yi ak dent yi day daal di feeñ foofu naka ngeen di def ba mën cee génn. non yooyu yëpp gars yi am nañ ay produits yoo xamante ne am na ay mastic am na mastic ay enduits yoo xamante ne mën nga ko utiliser pour malfaçon yi. yëpp parce que construction lan la day am rectilinéité ak planété foog mu jub xam nga te tam foog construction bi jub ak tam mu bañ itam am ay boss boo amee ay boss mun nga ko éviter parce que am na ay kan lu ma ko waxee léegi ne ay plâtre yoo xamante ne mun nga ko utiliser pour réfectionner malfaçon yi yooyu yëpp nga def ko pour mu am une bonne finition. lan ngay digal ñi nga xam se ne dañoo bëgg a tabax bëgg a modifier seeni ay kër te peut-être amuñu budget ndax mën nañoo dem ndànk-ndànk étape par étape wala ñu bàyyi ba nga xam ne yor nañ coût bi yor nañ xaalis bi nga xam ne moom la ñuy soxla ñu doog ko entamer. non construction day évoluer tey mën nga commencer sa projet nga bëgg mu rénover waat sa kër yëpp mën nga commencer tey ci salon bi seulement nga xamante ne sa calcul yëpp ci salon bi ngay def nga changer peut-être les faux nga def ci faux plafond changer carrelage bi électricité bi mais par contre. problème bi mu nekk ci côté électricité parce que électricité bi mënoo def benn partie et cetera loolu la. loolu c'est toujours à prévoir que électricité bi kenn du ko dog-dogee dañ ko war a def benn installation une bonne fois génn ci. waaw électricité bi da nga koy def benn installation nga def sa coffret l'installation moderne booy installer même plomberie bi tam plomberie bi parce que da ngay gis kër yu bëri day am problème fuite ñu obligé di tëj compteur bi mais loolu c'est révolu loolu amatul léegi booy def installation plomberie dafa am coffret spécial moom nga ko war a def nga xamante ne kan compteur bi rek kan courant bi dara bu sotee nga xamante ne da ngay ñëw yëkkati kii bi loolu léegi li mu war a def tam si plomberie bi loolu moo installation boobu ça fait longtemps damay wax tam ñëpp ñi construire tabaxati seen kër ngeen def seen plombier nekk exiger mu am coffret am ay nourrice am lépp ñu exiger ko seen plombier lan moom moo def léegi métier maçonnerie mel ni dañ ko gën a moderniser léegi la liggéey bi gën a yomb da ngay gis ñu tabax R+5 R+10 sans autant mu am maçon ouvrier yu bëree bëri yooyu étape par étape la ñuy demee dañoo yeewu wala léegi dañoo xam ni liggéey bi soxlaatul nit ñu bëree bëri pour liggéey que ànd ak nombre bu restreint bu yem liggéey bu baax moo gën ànd ak mbooloo bu la amul lu njëriñ. non boo amee quelques maçons yu qualifiés ah boo amee ay quelques maçons yu boo doon sur 150 mètres carrés nga am quelques maçons yu qualifiés et puis voilà lu si des yëpp coordination la si am na benn coordination bu baax et puis voilà c'est te léegi construction c'est moderne mun ko tabax tey kan lu ma ko yàgg waxee mun ko tabax tey nga kule sa bâtiment mun nga ko kule tey nii demee incha allah nga teg si leneen wala nga kule tey nga décoffrer parce que am na ay adjuvants ay produits yoo xamante ne tey boo ko ay accélérateur de prise boo ko defeeti sa produit mun nga
sa tabax day gaaw parce que gis nañ fi ñun ça fait en 2012 construit nañ benn villa R+2 en un mois moo nekk projet un mois un toit xam nga yooyu yëpp moo ngi fi mu yëpp mën nañ ko def. waaw léegi ci li ma bëgg a wax rek moom moo jëm nag léegi ci ndax pour modifier sa kër soxla na am ay autorisation de construire wutiwaat defiwaat routine boo xam ne se ne nii ça prend du temps avant que ngay jékki-jékki di toj di occuper voie publique bi waaye tamit di sonal li nga xam ne sa ay dëkkandoo parce que léegi-léeg ñenn ñi dañuy xëy rek ñu gis ouvrier yi commencé xëy di toj di daaj te fekk na ñoom prévoir ñu woon ci koñ bi lu mel noonu ci ay travaux. non booy même sa kër sa booy tojaat da nga war a am autorisation da nga war a am autorisation de construction nekkee amaatul moment booy modifier sa kër da nga am autorisation ak tam nga aviser tam sa voisin yi sa dëkkandoo yi nga aviser leen wax la yaa ngi commencé travaux parce que ñëpp xam ne travaux maçonnerie yi parfois day dugg si boo toj yenn yi day dugg si kër yi wala booy couler yëpp day dugg da ngay aviser ñi nga dëkkal lépp loolu moom wala boobu ñun ñoo ngi si góorgóorlu nànk-nànk. lan ngay dénk li nga xam ne si ne moom moo di sa mbokk ouvrier yi les entrepreneurs mais aussi ñi nga xam ne si ne ni ñoom ñooy jaay yenn matériels yi nga xam ne si dañ koy soxla pour war a mën a réfectionner parce que souvent dañ ciy gis ci marché bi léegi n'importe quelle qualité de matériel aussi mi ngi fi léegi di circuler. waaw loolu am na xam nga marché la boo demee façon bu nekk ça dépend façon bu nekk parce que exemple carreau da ngay gis carreau mètre carré yoo xam ne 2600 y a des mètres carrés qui coûtent 8000 10000 12000 15000 16000 ça dépend yow sa projet bi nga am nga xool kii bi. mais ak par rapport ak tam client bi ngeen wax lu leer nga xamante ne yow type de matériaux yi nga koy def ou bien léegi lu mel ne conseil sa nit yi boo def ci devis jëlal photo exemple appareil sanitaire plomberie du fekkee chaise boobu ngay def nga photo chaise bi nga inclure ko ci devis bi matériaux yu nekk nga photo ko nga inclure ko électricité bi lampe yi nga photo ko inclure ko ci devis bi nga xamante ne du amati benn genre problème par rapport ak yenn clients yi. su fekkee désagrément am na kan moom moo war a jël loolu en charge l'entrepreneur le propriétaire wala parce que léeg-léeg da nga gis ñoo xam dañuy jékki-jékki comme li ñu wax sànq du toj or poteau-porteur la wala mur la wala loo xam ne si ne ni dafay am ay conséquences ci kër gi bu loolu amee kan moo ko war a jël en charge. non je pense que entrepreneur bi avant ngay commencer sa projet war nga def diagnostiquer ko. jëli kan exemple bu fekkee rénovation la fii da ngay dugg si kër gi yenn partie nga toj nga xool nga diagnostiqué ko laaj ko ndax amoon na plan béton armé parce que gars yi bëri nañu construire sans un plan BA day ñëw rek tabax jël benn kenn mu tabaxal leen ko kooku plan boobu architecte bi day defar plan boobu la ñuy jël tabaxee te plan boobu kenn du ko tabaxee plan béton armé bi plan boobu la ñu war a construire loolu mooy indi parfois yenn problème bi mais lépp bu am du fekkee da nga construire yow amuñu joxuñu la plan BA joxuñu la dara nga construire kon yow def nga faute parce que avant ngay dugg si dara foog mu leer ba pare c'est ça exact. foog nga am ci xam-xam lan la sal moom di dénk li nga xam si nekk moom mooy téléspectateurs yi. non lu ma leen ni kii moo nekk chaque jour booy léegi construction plaisir la xam nga booy construire léegi même clients yi sax léegi xam nañ lu rafet parce que dañuy dugg si internet bi jël ay quelques photos téye ko seen portable yooyu booy construire del échange ak sa entrepreneur. ku lay tabaxal da leen def échange yu bëri échange d'idées nga xamante ne yow di nga am au finish di nga am quelque chose de propre te tam mooy wax tam pour autorisation de construction bi tam bu ñu koy defati autorisation de construction bi à part de R+1 pour mu am paratonnerre parce que gis nañ ko si nawet bi bëri na problème yu bëri ñu bëri rey na leen léegi R+1 boo koy construire rek maa bëgg pour ministre bi pour ñoom ñu def si autorisation de construction bi nga xam ne da nga def installation comme installation moo amaale tonnerre parce que am na yenn projet boo xam ne boo koy def dañ lay jugé moo am kii wu sécurité bi fiche sécurité bi léegi loolu dama bëgg da koy ñaan ministre bi pour bu ñu defati R+1 rek ñu def si autorisation pour installation de paratonnerre. mais est-ce que kon du bari parce que bu ñu xoolee li ñu war a tabax ci ay kër des milliers de paratonnerres loolu aussi est-ce que du ëpp. non sécurité la parce que léegi temps bi kenn mënatu ko maîtriser ak changement climatique bi yëpp doo ko mën a maîtriser pour ñu def ko loolu waaw loolu laay dénk ñi rek. jërëjëf mu nekk nag ki nga xam si ne nii moom moo di DG de Salmam construction ñu kontaan bu baax a baax ndax toujours dañuy am plaisir saa bu ñu ko soxlaa mu disponible te xam ngeen ni suñu émission tabax bi ñu tàmbalee ak léegi bokk na ci suñu ay consultants waaye bokk na tamit ki nga xam ne si daf ñuy gunge te fenn fu ñu ci toll fu ne dañuy ñëw ànd ak moom ci lépp loo xam ne jàngat la xalaat la soxla la ñu gërëm ko bu baax baax gërëm ñi nga xam ne si ñoom ñoo doon topp soo ba léegi gërëm ñi nga xam ne ñoom la ñu àndaloon gërëm tamit nos partenaires dinañ joxaat di daje incha allah beneen yoon ci beneen numéro ci leneen lu ñu war a waxtaanee jërë ngeen jëf